maa ngi tudd Soxna Mati Ndaw présidente des femmes transformatrices ici à Kayar ba pare nag xam nga ni usine bi ñëw ci dëkk bu fekkoon day jariñ nit ña kon ce n'est pas la peine ngay jiital xaalis ce n'est pas la peine ngay tabax hôpital dafa tabax hôpital ba pare ni ordonnance bu waaye am na ñëw ma jox fay ko kon xanaa li jurul jàmm ñun nag dañoo taxaw nag te nag doole moo man dëgg waaye ñun sunu dëgg mooy man doole ndax moom doole la ñëwee ak xaalis te ñu gis ne ñun bu ñuy wax gestion de la ressource mais Kayar a tax bu ñu dee wax sàmm sunu patrimoine Kayar lañ ko gisee kon bu ñu demee ba Kayar di nangu usine farine de poisson kon dañu yàq suñu ressource kon day dem ba ñun dootuñu amati dara ressource bi day daw lépp lu fiy koom day dem ba pare nag population bi dañu nekk en wér-gu-yaram environnement bi tamit day dee environnement sain moom dootuñu ko am population bi dañuy dëkk ci wéradi ku war a dund ñaar fukki at juróomi at ngay dund gàncax gi day daay mala yi dañuy dee tool yi ñuy wax sax dootoo bayatu lu baax. usine day génne tooke boo xam ne waxuma dara saa odeur bi ciy génne sax mooy rey environnement bi tooke bu bon lay génne parce que jën wi ñuy defar duñ ko togg duñ ko lakk dañ koy nëbal ndax luñ ci bëgg mooy génne diw bi ndax bu ñu génnewul diw bi bu ñu ko nëbalul diw bi du génn moo tax dañ koy fermenté ba pare soog ko pressé suñ ko pressé tàqale diw bi ak chair bi ak ndox mi ko defee lu ne aw fenn mu desee diw jën wi wow ñu daal koy def ci saako yóbbu ko di ko dundali ji ay mala te ñun sunu yaram yi soxla protéine te li des ci ressource bi ci biir géej gi bareetul wàññi ko na bu baax a baax a baax a baax te sunu yaram yi dafa soxla protéine ndax dafay tabax sunu yaram boo déggee gu ne ci géej doo gis ñu bari ñu am goitre jën dafa baax ci wàllu ci yaramu nit doomu aadama léegi nag ñun ressource bi ñu desee ku si néew dañ ko war a sàmm aar ko ñu ngi sàmm ñu ngi aar ñu ngi defar pour sunu koom gën a yokku pour sunu régénération future bu ëllëgee bu ñu ñëwee am nañu fi fekk mais bu ñu ñëwee duñ fi fekk dara kon mais usine na tëj usine bu paree ubbeegul na tëj bu ubbi na tëj dañoo war a tëj usines yi xool nag li ñu dëgg mu ëllëg te bañ a xool nag ni tey rek bu ëllëgee sama yoon nekku ci dañoo war a sàmm suñu ressource bi suñu koom ëllëg suñu xale yi ñëw ëllëg am lu ñu fi fekk mën a dund gu see dund gu jaar yoon mën a liggéey ñoom tamit liggéeyal seen ñeneen ñi ñëw ëllëg su ko defee vraiment dëgg usine farine de poisson yi solo nan de te nag man li ma jaaxal sax état day améliorer les sites de transformation day améliorer les quais de pêche waa su améliorer te fekk amuñu jën wu ñu liggéey waa kon lan lay jëriñati kon li tax ñu war a améliorer les sites de transformation et les quais de pêche moo waral nag ñu war a nag sàmm suñu ressource bi ba am lu ñu fi liggéey mën a exporter mën a nit ñi soxla jën ci protéine ñi soxla jën fii ci Sénégal mën a lekk jën seen yaram mën a tabaxu mën a tegu ci yoon mën a wér ànd ak dëgër këng usine bii bu taxawee léppay daay dootu nu gisati jën ndax tooke boobu dañ koy verser ci géej gi tooke boobu odeur bi mu àndal day rey environnement bi xam nga ne buñ nee environnement waruwaay lépp bàyyi woo dara te lu boobaa léppay daay kon nag ñun duñ fi bàyyi dara dañ fa war a bàyyi nag loo xam ne ëllëg si biir suñuy doom bu ñu ñëwee fi am nañ fi fekk doo ko dégg ndax buñ ko defee duñ leen accordeel koo gis mu ut usine dafa tappale xam nga nu ñuy defee impact environnemental xam nga nu ñuy def dañuy woote réunion la ñuy oote suñu ootee réunion jël liste de présence mais duñu wax loolu la ñuy wut de daal di informer nag usine bi ne dañu fay bëgg a implanter usine dañoo bëgg a nangam dossier boobu dañuy yóbbu ni mooy seen étude environnementale fekk na déedéet dara amu ci xam nañ ne bu ñu tegee ci yoon xoolal ñun xam nañu li ñuy jariñ ak li xam ne dañuy lor usines yi nag suñu loraanga la duñ ci d'accord tey duñ ci d'accord ëllëg sunu bakkan yi lañ leen jaay ndax monsieur le maire warut a accordé dara te xoolu population bi war la gëstu xool ba xam loolu lan lay indi ëllëg
ndax lépp lu muy def dafa war a xool ba xam lan lay njariñ nit ñi lan lay inconvénient nit ñi ba pare su fekkee ay loraanga yi ëpp mu arrière su fekkee dafa jariñ askan wi ñu xam ne lii jariñ askan wi. waaw loolu nag moo yàq jamono loolu moo yàq jamono corruption parce que ñoom buñ dee ñëw seen maletu xaalis la ñu indaale maletu xaalis laa wax de bar naa Sénégal xoolal maletu xaalis la ñu indaale suñ njëkkee buñ ñëwee ca buntu wala ñu yem fa la ñuy njëkkee xam nga ne boo dugg ci kër da ngay fëgg buntu kër ba buntu kër bu mooy maire de la commune moo nañu njëkk a corrompu suñ ko corrompé ba pare nag soog a jàll ci nag ñi xam ne personne ressource la ñu ngi ci dëkk bi ñu xool ñi am doole ci dëkk bi am kàddu ci dëkk bi ñu dem corrompre leen tëj seen i gémmiñ noonu la ñuy doxalee daal di ne dañuy tabax hôpital am na doole de ndax yor na bali su xaalisam waaye xaalis day jeex waaye ngor du jeex te nag xaalis lu mu bari xoolal ëllëg te xam ne xaalis ba day jeex ëllëg nga des fa ak sa coono ak sa feebar doo gis kenn du la dimbali. tey léegi nag Greenpeace ñoom ñooy suñu partenaire yoo xam ne ñu ngi ñuy jàppale ndax Greenpeace ñoom ñooy aar environnement bi lépp luy wëruwaay seen bët a ngi ci seen xel a ngi ci dañoo bëgg nit ñi di dund gu sain moo tax ñoom tamit ñu xar seen tànkam tubay fu nañu lu ne ñu di ko gëstu ñun tam ñu ànd ak ñoom xamal leen nag usine bii lan lay indi ëllëg inconvénients yi muy taxawal ëllëg ñu jàpp ci nag lépp lu mu mën a doon dañ ciy jàpp ñun tamit ñu ngi ci jàpp ñun suñu bakkan bi lañ ci gar nag xanaa comme nii ñu def tey du ñu arrêté de ëllëg am na feneen fu ñuy dem maanaam gox yi am site de transformation la ñu topp yëpp la ñu topp bu ñu paree dajale yooyu yëpp nag dem ci Espagne fa Barna seen Espagne nekk ndax ñoom ñoo indi tooke gi Sénégal kon ñooñee la ñuy waxal état Sénégal it daa war a wax ndax loo xam ne day lor saw askan da nga cee war a taxaw wax ci ndax xaalis du dara xaalis day jeex waaye ngor du jeex mukk te xaalis ba bu jeexee nag ñu bàyyi la ak feebar ba nag te doo mënal sa bopp dégg nga kii témoignage bi ci Ndar ci Gànjool dégg nga ko doomam bu mu ëmbee la ko feebar ba dugg ba bi mu amee doom te net du moom dong de liir yu bari noonu lañ mel dañoo wàññeeku seen nee na ko boobu yow di dégg nga témoignage bi sànq loo xam ne yow ay mag yi jëmm ñoo xam ne ay màggat la ñuy témoigner lu bon bar naa daal nanu dimbali rek ñu tëj seen usine bii mu bañ a ubbi parce que Sénégal moom corruption ko yàq boo fi indee la bon indi sa xaalis waaye xaalis ba day jeex dañoo war a xool suñu génération future ñii ñëwee ëllëg ngir yàlla li lay war a sóoli sàmm suñu ressource bii suñu patrimoine mii dañ ko sàmm moom la ñu am ci lañu suturlu fii ku ñu fi ngénte moom lañ la ngénte xaalisu siin gii lañ la ngénte ci nga dem Makka ci nga terrasse kon dama ni bu ñu foyee seen bopp mooy jël loo xam ne ëllëg seen loraanga la. Je m'appelle Abdoulaye Ndiaye, je suis chargé des campagnes océan à Greenpeace Afrique. li waral lëkkaloo bi mooy ñu wuyu si ñu tuddee coalition taxawu Kayar ñoom ñi nga xam ne dañu bëgg jàpp ku leen jàppale pour que usine de farine de poisson bi nga xam ne moom la ñu bëgg implanter ci Kayar ñu taxawal ko. lan moo tax aussi ñoom ñu woote mooy Kayar benn bi dafa amoon tur bu màgg ci mën a aar géej Kayar bu ñuy lim dëkk yi gën a mën a aar géej Sénégal Kayar ci la bokk mais tey bu nekkee ka doon aar géej moom mooy promouvoir nañ leen napp gu bëri parce que usine de farine de poisson ku ko wax rek wax napp bu jéggi dayoo te bu nekkee loolu ñuy napp dafa nekk napp bu jéggi dayoo dafay impacter sur la gestion durable de nos ressources et cette gestion durable elle est primordiale maanaam suñu yorunu géej boobu ñu war a yor géej yi dafa nekk loo xam ne lu am solo la. beneen bi moom mooy ñu jàppale jigéen ñi nga xam ne dañu yëngu ci wàllu soppali jën gis ngeen suñu yaay yi bi ngeen ñëwee gis ngeen tey jën bi mu amee lan mooy liggéey bi tey
jigéen ñoo xam ne dañuy liggéeyloo seeni moromu doom ay góor jigéen ñoo xam ne dañuy employé ay nit ñu bëri jigéen ñoo xam ne dañuy yor seeni kër si liggéey ba ñu yor léegi nag ñu bëgg indil leen liggéey boo xam ne usine boo xam ne bu ñu ko fi tegee dafay gàllankoor seen liggéey boobu ñu ne kon boog liggéeyu jigéen ñi liggéeyu farine bi gënu ko comme que gënu ko duñu seetaan ñoom buñ ñu woowee pour ñu aar seen i liggéey ñun dañu war a ñëw jàppale leen pour que ñu gën a aar seen liggéey donc loolu mooy li nga xam ne moo ñu ni woon tey si Kayar. ngaañeel gi am na ay ngaañeel yu bëri benn bi moom mooy boo xam ne kenn mënu ko natt moom mooy usine bi bu tàkkee dëkk yu mu tàkk yëpp waa dëkk yooyu wax nañ genn xeet moo fa am moo tax gis nañ ay waa Lumpul ak ay waa Gandiol plutôt ak ay waa Joal ñëw nañ nettali si loolu beneen bi moom mooy ñàkk mën a yor géej gu baax gi ñu koy ñàkk yor parce que maanaam ku wax usine farine de poisson mooy da ngay wax gaal yi napp leen lu jéggi dayoo li ngeen daan napp Sénégal nag tolluwul tey fu nga xam ne dañuy wax nit ñi napp leen lu jéggi dayoo loo xam ne da ngeen ko daan napp beneen bi mooy aussi jën woowu ñuy napp kan moo ko moom kan la ñuy nappal jën woowu fii usine de farine de boobu muy defar kan la koy defaral ñu ne usine de farine bi bu ñëwee jën woowu ñuy jël si Kayar dañ koy doyee uniquement pour dundali ay mala yoo xam ne ñu ngi Europe ay muus ay mbaam xuux ay xaj wala ñu rey suñuy jën pour dem dundalee ay jën yu ñu yar sa Europe est-ce que war nañu rey jënu Kayar pour dundalee ko jënu bitim réew loolu mooy laaj bi ñuy laaj ñun comme que nag mooy suñu laaj ñu ne kon nag képp koo xam ne da ngay xeex loolu nañu dem ñu jàppale la usine de farine de poisson warul utiliser jën wu bees ñu nappaka tey nit ñi war ko dundee ñu ne nañ ko jël dundalee ko ay mala loolu moom mooy suñu taxawaay. waaw man maa ngi tudd Mor Mbeng man maay coordonnateur collectif taxawu Kayar contre l'implantation de l'usine de farine de poisson fii si Kayar. waaw usine bi du fi samp moom mooy suñu wax ba ñu commencé ba léegi te ñu ngi ko tënk si ñetti point yi tax ñu ni usine bi warut a samp fii bi si jiitu mooy suñu wàllu environnement parce que ku ne xam na ni usine bi fi ñu koy samp comme ni ñu koy waxee woon suñu kilifa yi nga xamante ne ñooñu si réew mi yëpp muy ministre beeg ñëpp mooy usine bi fi ñu koy samp. zone bu ñu lotissé la bu 1134 parcelles junni kër ak téeméer ak fanweeri ñeent ñu jël usine farine de poisson dressé ko si biir te ku ne xam ne dégâts yi ne si usine de farine de poisson boobu mooy aspect environnemental bi beneen bi si topp mooy aspect gestion durable de la ressource parce que ñun Kayar dañu xeex ci gestion de la ressource ba le 5 juin ñu dóor fi nit bal mu daanu dee ndax lan aar géej tey jii nii ñu bëgg a indi loo xamante day contredire luy aar géej muy samp fi usine de farine de poisson loolu moo nekk aspect gestion de la ressource beneen bi si des mooy aspect économique ku ne xam na ne suñu yaay yi nga xamante ni dañuy def géej gi ak keccax te nekk fii di transformer produits halieutiques yi dañuy jouer rôle bu am importance si réew mi parce que yaakaar naa jën wi nga xamante ne si moom la ñuy transformer ak jën wi nga xamante ne si moom la ñuy jël di ko yóbbu ci biir réew mi moom mooy assurer suñu richesse su yaram ci wàllu protéine animale te loolu am solo goo xamante ne si du ñu seetaan benn yoon benn usine boo xam day ñëw ñu samp ko si dëkk bi muy jël jën woowu noonu di ko transformer en farine ñu koy yëpp ay mala di ko dundal yeneen mala yi réew te suñu waa réew soxla ko ci dund gi ndax ku dem si biir Sénégal fu mel ni Fongolom bi tey jii ndar gi ñu nga xamante ne si mooy centralu yaboy au niveau national tey ku fa dem da nga gis benn yaboy bu jar 250 francs Sénégal ndegam ñoom ñuy dëkk Sénégal juddoo fi jën wi doo yàlla créé ko pour ñun ñoo si mënatu la jot warut ñoo seetaan ay multinational di ko jël di ko transformer di ko yóbbu si yeneen i dëkk. waaw tey comme ni ma koy waxee rek parce que ñun bi ñuy démarrer xeex bi booba ñetti nit la ñu woon kon suñu demee ba xeex bi doon coalition locale bu Kayar bépp lépp luy organisation pêche Kayar jóg bokk si ñu jógee foofu mu doon coalition nationale lépp luy organisation pêche réew mi bokk si ñu jëkk ba mu doon coalition internationale luy organisation pêche internationale jóg bokk si même ay population yoo xamante ne ñu ngi nekk feneen ci biir réew mi si bitim réew jóg taxaw di ñu jàppale si xeex bi kon kay ñun ñu ngi gën a am xalaat xanaa di lancer appel suñu état rek parce que tamit ñun lu ñu mën di am Sénégal lañ dëkk te ay sénégalais lañ. te dañoo am droit vivre dans un environnement très sain kon du ñu seetaan benn yoon suñu état di seetaan ay nit di jóge fee di favoriser ab nit boo xam ne dëkkul Sénégal du sénégalais sax ba pare si kaw loo xamante ne Sénégal ñoo ko war a dundee mu jël ko jox ko kenn nit kooku mu liggéey mais lor Kayar gi yëpp loolu dañuy dox continuer ci di ko xeex. waaw xam nga loolu moom day neexal xeex bi rek parce que usine bi ba muy fondation ba tey ñoo ngi xeex ba ñu tabax ka ba mu pare. mais xam nga dafa am loo xamante ne moo jar a leeral mooy usine bu la neexee nga tabax ba mu laal asamaan si mais dafa am luy tax nga liggéey
muy autorisation de production loolu état moo koy joxe te état pareegul pour joxe ka xam nga moom lii muy def nii day lëndëmal xeli nit ñi jël xaalis di joxe si dëkk bi di gëmloo nit ñi ni usine bi pare na am naa samay kayit te kenn xam nga tàkkagul nañ bàyyi ba mu tàkk bu ñu gisee mu tàkk ba pare ñu door a xam ne ñun perte nañ bataille bi te même bu tàkkee c'est la ñu door a gagné ñun collectif Taxawu Kayar bu usine bi tàkkee c'est la ñu door a gagné sunu combat parce que su boobaa li ñu doon wan waa Kayar dinañ xam ne li ñu leen wax lii la te su boobaa combat bi si lay gën a yomb mais tey la ñu gën a bañ usine bi te dañuy des di ko bañ ba suñu dernier souffle. Bon, c'est le travail régalien de Greenpeace qui est là pour gérer l'environnement, mais gérer aussi la pêche durable. Il ne faut pas oublier que le bureau de Dakar au Sénégal est chargé de gérer tout ce qui est océan. Donc dans ce cadre, nous sommes venus à l'appel des populations de la coalition Taxawu Kayar pour leur apporter notre soutien par rapport à l'implantation d'une usine de farine de poisson qui va impacter dans la gestion des ressources halieutiques. Et cette gestion-là, elle est primordiale pour nous. Il va falloir quand même qu'on y mette vraiment beaucoup de travail pour que cette ressource puisse parvenir aux générations futures. Je crois que le premier danger qu'on peut dire, c'est le danger que l'on ne peut pas voir et que l'on ne peut pas mesurer, c'est la nuisance olfactive. Deuxième danger, c'est par rapport même à la sécurité alimentaire des populations. Et le troisième qui nous fait vraiment venir à Kayar, c'est aujourd'hui pour la préservation des métiers, des professions des femmes transformatrices. Il ne faut pas oublier que Kayar fait partie des sites où la transformation est très très forte et qui est le seul site qui dispose d'un air qui est agréé à l'export de produits. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on devrait faire en dehors d'appuyer ces femmes-là pour qu'ils aient accès à la ressource? Mais si on continue à ce rythme, ces braves femmes, leurs métiers sont menacés. D'ici quelques années, si la tendance ne change pas, je crois que le métier de transformation est voué à l'échec. Donc, la mer est menacée, les ressources sont menacées. Même la population de Kayar. Aujourd'hui, ils ont leur vécu. Ils ont ce qu'ils ont eu à faire dans ce monde, dans ce Sénégal-là, en matière de gestion des ressources. Qu'ils avaient vraiment quelque chose de très grand en matière de gestion des ressources que Kayar a eu à initier au Sénégal. Aujourd'hui, quand c'est une localité qui a eu à travailler dans la gestion des ressources, qui se retrouve maintenant à promouvoir une pêche intempestive de nos ressources, ça sonne faux. C'est pourquoi on est venu vraiment à l'appel de ces jeunes, à l'appel de ces dames qui ont compris et qui veulent sensibiliser leur progéniture, qui veulent sensibiliser leurs maris, qui veulent sensibiliser leurs femmes, qui veulent sensibiliser toute la population aux méfaits que pourrait les apporter cette usine de farine de poisson.